ami internaute enquête 221 daleen ak jàmm ci seen xibaar ci people danañu ko dooree nag ak député bu opposition bi lee bokk sax ca coalition Yewwi Askan Wi dal nañ ko nag mujjee defeere ni ki tey jile démb nag lañu ko tegoon loxo gannaaw kàddu ya nga xamante ne yëkkati woon na ko ci seen ndaje boobee ñu amaloon foofee ca place de l'Obélisque moom nag député bi lee di Bara Dolly yëkkati woon ay kàddu rek teg ko ci njiitu réew mi lee di président Macky Sall moom président Macky Sall jàpp na la rek kii di député bile di Cheikh Abdou Bara Dolly kàddu yam mu yëkkati ci kawam doonu ludd rek li nga xamante ne ay tuuma la wala sax li nga xamante ne moo di diffamation la ñu koy toppee moom député bile di offense au chef de l'État diffusion de fausses informations moom nag jamono jile gannaaw rek ba ko enquêteur ya laajee lan moo waral rek mu yëkkati yooyu la kàddu teg ko ci njiitu réew mi dafa xam ne nag dafa bind lettre am sànni te ku for yaa moom teggul benn yoon tànkam fa ca fa mu ko teggoon bu ñu sukkandikoo ci rek avocat wam bi la di maître Abou Dialy Kane mu ngi xam ne rek immunité parlementaire u député bi la mën nañ ko ci lever gannaaw rek kàddu yooyu nga xamante ne rek yëkkati na ko jëmle ko ci njiitu réew mi di président Macky Sall mën nañ rek xaarandi dàqam fu fee ca assemblée nationale. Élection législative yi la dina am par A ou par B du samay kàddu njiitu réew mi ko wax di président Macky Sall gannaaw rek ba ku jëkk politique gi di Yewwi Askan Wi dajaloo wi foofee ca place de l'Obélisque nag dañu ko yàq lu mel ni xeme moom président Macky Sall nag mel na ku leen di tontu xam ne daal fa mu teg tànkam du ko teggi gannaaw ba nga xamee ne rek ñoom ñi le def nañ ay erreur ci seen liste bile ba ñu rejeté ko lu jékki njaak rek ñoom ñi leen ñooy njaak te bu ñuy xeex nañu xeexee foofu ci seen biir buñ ko rek topp di ko tuumal ci loo xamante ne daal yoonam nekku ca nañu dem rek battre campagne ndax moom moo leen fi dese ñoom waa Yewwi Askan Wi bu ñu rek jiiñ baaraamu tuuba kenn ci lenn ndax moom mi la rek yoonam nekku ci la nga xamante ne rek moo leen di arrivé dara nag du tax mu fekk si leen ci la ñu bëgg ñoom opposition bile bu ñu bëggee rek li nga xamante ne daal moo di jàmm ci Sénégal nañu dem rek battre campagne ci li nga xamante ne rek moo di seen première liste bile te xamante ne rek ñàkk nañ ba pare noonu la ko xamle moom njiitu réew mi ci loolee nag ñoom waa Yewwi Askan Wi ñu ngi xam loolee nag dinañ delloo buum ca mboy mooy ga fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ngir rek mën a xeex seen ay droit ñeel seen liste nationale gi li nga xamante ne rek conseil constitutionnel daf ko rejeté Thiamance daal dinañ koy placer en garde à vue niki démb nag ci alxames jile ca commissariat bu police bu rek Guédiawaye lañu koy toppee nag moom animateur bile di vente de terrain illégal ñu ngi ko nag daal di teg loxo foofee ca Guédiawaye àndul woon nag moom dong ba ñu koy teg loxo boole lañ ci nag ñeenti doomu aadama yoo xamante ni daal kenn ci ñoom jegeñaale maire bu Malika la ñoom ñaar ñi leen nag lañ ci gën a ràññee sax gannaaw ba ñu leen tegee loxo wax leen jébbal procureur bu grande instance bu Pikine danañ jàkkaarloo nag ak procureur bile niki tey jëlee gannaaw rek ba ñu amee woon li nga xamante ne moo di retour de parquet niki démb ay photom nag daal dinañuy wër ci réseaux sociaux yi lee moom Pama Dieng di artiste boo xamante ne daal ràññee nañu ko loolu fii ci showbiz bi ci Sénégal di nag frère ci ki nga xamante ne rek moo di Momo Dieng ak Sabel Dieng photom yooyu nag doon loo xamante ni daal ay fansam ñu ngi ko ci xarab xamal ko ne ko moom Pama mi lee dañ ko teg foo xamante ne rek bëgguñ ko di ko gis wala di ko dégg ci lenn lu ñàkk fayda tax daal colom googu ñu ko cay xalab ne daal baaxul benn yoon na xool bu baax a baax fi muy teg tànkam ak ni muy solo di ay commentaires yoo xamante ne ay fansam biral nañ ko ci internet bile di ko xalab rek ci col ga nga xamante ne rek sol na ko Adji Sarr daal dina yëkkati ay kàddu xam ne daal balaa kenn rek di Yewwi Askan Wi moom mile la ñu war a njëkk a yeewi ndax jamono jile rek kii di Ousmane Sonko dafa jàppee boppam ne daal ab yàlla la wala ab yonent tax rek mu yaakaar ne daal du dem ca kaso ba gannaaw nag la mu ko def moom Adji Sarr mile parewul rek ngir baal ko dana ko toppandi xeex ba lu ko ca yoon may rek mu jël ndax rek Ousmane Sonko mile bu yaakaaree ne rek mbir ya jeex na mu ngay nax boppam te moom mile rek dana ko toppandi ba fu mu yem neex ci fàttali moom Adji Sarr mile rek moo daal di tuumaloon ki nga xamante ne daal moo di Ousmane Sonko li nga xamante ne daal moo di viol xam ne rek ne daal foofu la ko violé ci salon nga mu doon liggéey comme masseuse foofee ci Sweet Beauté ci banque nag la duggoon doon retiré xaalis moom ndaw sile ba mu génnee rek di dugg ci
otoom la ko Samba Boy bi la fekk daal di koy génn sànni ko ca xàcc dugg ca oto ba noppi di ko dawal gannaaw nag ba mu demee ba nga xamante ne daal situation bi bloqué na ko ña nekkoon ca koñ ba nag daal dinañ koy daw dàqe ba ñu ko jotee nag dañu ko dóor ba ñu naan dee na am deewul boobu la ci itam am na lu ca jotee yàqu Samba Boy bi la nag jotuñoo xam turam ñenn ci suñu ay naataango demoon nañ ca bërëb ba mu xewee ngir rek jéem a xool na mbir ya demee waaye soxna Sile nanguwul woon wax mel ni nag ku tiit affolé bu jël rek kolam daal di koy muur ci kanamam tax rek sax fantewul ak kenn ci taskatu xabaar yi nga xamante ne rek ñoo nekkoon foofu ci nag lu ñu nga xamante ne daal gis nañu ko mu nga mel ni daal defkatu ñaawteef ba da doon teelu rek ndaw si ba mu dugg ca otom mu génn ko rek ca xàcc jël oto bi la rek naroon daw ak moom ba noppi ci li nga xamante ne daal suñu ay naataango ya fa teewoon xamal nañu ko dina daal waaji rek dafa yoroon li nga xamante ne moo di ab pistolet di doxantoo ak moom. El Hadji Ndiaye di borom 2STV daal dina yëkkati ay kàddu rek ngir tontu ki nga xamante ne daal moo di njiitu Pastef gile du Ousmane Sonko gannaaw rek moom mu yëkkatee woon ay kàddu di cité ñi nga xamante ne rek ñoo di les presse corrompus ñi nga xamante ne rek moom Ousmane Sonko jàpp na ni daal ci service gouvernement bi la ñu nekk ba cité woon sax ay turu yenn ci ay këru taskatu xabaar boole woon ci nag ñi nga xamante ne daal ñoo di waa 2STV mu doon nag lu naqari seen jiit boobu di El Hadji Ndiaye ndax yaakaaroon na rek loolu ku nekk koy wax ba mu des ki nga xamante ne daal moo di Ousmane Sonko ndax moom mi rek mu ngi xam ne daal bokk na ci ñi nga xamante ne rek ñoo njëkk a jox plateau télévisé ki nga xamante ne rek moo di Ousmane Sonko ba noppi ko rek dalal ko posé ko ay question waaye itam mu tontu ñeel léegi nga xamante ne moo di politique réew mi. dolli na ci ne moom mi ne rek El Hadji Ndiaye kenn du ko jënd ndax dafa liggéey démb tey door a ñëw kii di Macky Sall mënu ko jënd bokkul ak yeneen télé yi nga xamante ne rek dañoo am fu ñu far ndax moom mi ne rek képp koo xamante ne daal da nga am fenn fooy farloo di journaliste te mu lay fay dina la dàq ci këru taskatu xabaar gi nga xamante ne rek mu ngi koy yor te moom mi ne rek mu ngay sàkku ci ki nga xamante ne rek moo di Ousmane Sonko mu daal di rectifier kàddu yi nga xamante ne rek yëkkati woon na ko dina doon lu ko gënal loolu ndax bokkul benn yoon ci ñi nga xamante ne rek dañuy far ci parti A wala parti B jublangul te kenn du ko dugal ci lenn loo xamante ne rek du ca génn wala yu ñàkk fayda loolee doon kàddu yi nga xamante ne rek moom El Hadji Ndiaye yëkkati woon na ko rek di tontu ki nga xamante ne rek moo di Ousmane Sonko gannaaw rek ba mu jàppee ne daal yenn ci ay presse dañ leen di corrompre ba tudd ci rek ñi nga xamante ne rek ñoo di waa 2STV. Amee internaute enquête 221 fii la ñu yem ak yéen ci seen xibaar ci people di leen jox rek daje lundi incha allah waaye bu leen fàtte benn yoon abonné wu ci suñu page YouTube bi di enquête 221 TV.